asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp rawatina ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy seetaan wala diñ safoo sur Infos Rewmi wala Infos Radio tey nag ñu dalal ki nga xamante ni nee naa leen daanaan la ki nga xamante ni tey doone VIP doone 1 te tuddoo ko ki nga xamante ni tey géejawaay dafa am wàll ki nga xamante ni tey làmb da cee am wàll mu jógee barki Dembo Ndiaye ci li nga xamante ni mën nañoo wax ni lu métti la waaw ki ñu dalal nag moom mooy Lac de Guiers numéro 2 bu écurie Walo Lac de Guiers 2 ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay ziar sama doom ju baax ji di nuyu axlu làmb di nuyu bépp supporter Lac de Guiers numéro 2 di leen baalu àq di baal ñëpp àq di ziar ñëpp bàyyi ma kenn sama mbokk mbër yeeg ñëpp waaw di masalu suñu doom nday muy Gris Bordeaux suñu mag suñu xarit mooy barke de moo Njaay li ko jot a dal ñu ngi koy ñaanal yàlla fëgg boppam ba mu jóg ak jàmm delluwaat ci njabootam continuer ay activité am ci barke Seydina Mohamed. Lac de Guiers 2 tey kan mooy Lac de Guiers 2 Lac de Guiers 2 fu mu cosaanoo naam ñi ngi naan Lac de Guiers 2 doomu Casamance la ñi naan Lac de Guiers 2 am na parti boo xamante ni parti séeréer la tey kan mooy Lac de Guiers 2. waaw Lac de Guiers 2 moom mu ngi juddoo Caajaay laa juddoo yaroo Casamance dëkk bu ñu naan Sédhiou foofu la sama papa jóge fa laa defee lépp sama enfance yëpp fa laa ko defee waaw ba ma jógee foofu rek si laa ñëw dugg si Dakar ñëw fii continuer sama enfance fii jóge école 9 ba ma jógee école 9 nekk école 12 waaw Canada école 12 après nag si laa ñëw tercé Guédiawaye fii nii fi ñu naan fii mit ñëw cité des enseignants fas yéene yëgali sama carrière mu neex a yàlla. fas yéene yëgali sa carrière sa enfance wax nga fi mu ne mais Lac de Guiers 2 école jàng na wala jàngul ak ban classe la bàyyee. wala Lac de Guiers jàng na mais jàngam soriwul noonu à 100% parce que dafa nekkoon nit koo xam ne dafa dëgëroon bopp torop xeex rek la fa nekkee woon école xeex rek day xeex rek yàlla xam na ne xamoon naa ne fii la ñuy mujjee. parce que nit koo xam ne boo dëgëree bopp moom ci école moom par force yàlla dina la nattu ci benn affaire boo xam da ngay xeex ñu lay fay yàlla fii la ñu nattoo. nga bàyyee ban classe. bon maa ngi bàyyee 3e laa bàyyee waaw 3e laa bàyyee bon nekk koo xamante ne ku wow bopp non sérieux dama doon xeex rek dama doon xeex ba ñu jël ma yóbbu ma Casamance waaw. mën nga ñëw nettali loo xamante ni sa enfance Lac de Guiers est-ce que daan na ruubee parce que boo gisee Lac de Guiers boo waxee gars yëpp nañ Lac de Guiers dafa timide booy tànn mbër yu gën a yaru ci mbër yi da ngay tànn Lac de Guiers 2 léegi nga ne yow sa enfance da nga daan ruubee da nga dëgëroon bopp sa enfance est-ce que mën nga ñëw expliquer loo xamante ni Lac de Guiers dund na ko que ça soit mu def ko ci nga xamante mooy école bi wala fi mu dëkk wala mu def loo xamante ni daal loo xamante ni du ko fàtte mu ko ci enfance am. waaw def naa loo xamante lu yéeme la nag loo xam ne dafa bokk ci sama enfance xam nga. boo nekkee xale teel a dëgër bopp booy màgg da ngay bàyyi lu bari nekkoon na nit ku dëgër bopp su ma nee dëgër bopp mënoo ci xam dara tant que duggoo biir école 9 parce que su ma nee jaar naa école 9 war nañ xam ne man ku dëgëroon bopp la waaw boo duggee école 9 rek bañ nañ ko duñu ma woowee sa papis am na sama copain yoo xam ne pim lañ may woowee ndax dëgër bopp xeex daal naa ko def naa ay dégâts yoo xamante ne bon. bëgg moo di ko répété sinon sama gars yi bu ñu dégg na ñaan kon moom moo doon def dégâts yi te loolu laa ciy bañ waaw. Lac de Guiers 2 nga ñëw dugg ci làmb mais bala nga avant lutte avec frappe Lac de Guiers dañuy gis mbër yoo xamante ni comme Balla Gaye 2 da ngay dégg ñoon mbapat na ay Alioune Seye 2 mais mbapatu Lac de Guiers 2 dafa mel ni dafa nëbbatu de par rapport ak ñeneen ñi seen bos ni mu fësee woon Lac de Guiers est-ce que mbapat na. si mbapat naa jamono googu noonu. boo déggoo am na benn interview Balla Gaye mosoon na wax ne ba mun a Bombardier ba ñoom Lac de Guiers di ñëw di bëri si sa mbapat man ñëw moon parce que xamoon naa dañuy daje man mbapat naa Guédiawaye mais daanu moon génn dem ay côté Parcelles ak yooyu parce que benn jour je me rappelle dama nekk di bëre mbapat maa ngi bëre Tyson 3 ma bëre ak moom daan ko pare ba ma ko daanee ab ma ñëw ci ndem si yàlla ma ne ko mu ne ma ne ko il faut ma bàyyi mbapat parce que su ma bàyyiwul mbapat nit ñi dinañu dem ba xam lan laa mëne te bëgguma ñu xam lan laa mëne te loolu moom moo am nii tey dem nañ ba mujj bi nit ñi xamuñu Lac de Guiers lan la mëne dañ naan xeex la mëne xam la ñi naan mën na bëre ñi naan mënul bëre waaw mais sant yàlla rek parce que la ma doon xalaat looloo ñëw am
dem nañ ba xamatuñu Lac de Guiers 2 lan lañ koy préparé combat waaw. kon mën nañoo wax ni sa mbapat daal li nga mbapat kon bariwul da nga daan mbapat boo xam ne mbapatu koñ nga daan def. non mbapat ma mbapat bariwul nag comme gars yi nu ñu demee mbapat yi di wër di dem fu nekk man sama mbapat def naa je me rappelle très bien que benn yoon laa mës a génn dem Mbour moom mooy mbapatu Bombardier boobu laa bëre non astafirullah mbapat Lac de Guiers numéro 1 Mbour la ko defee woon boobu Bombardier ñëwoon na waaw ma bëri ci ak assurance. mais mi waaw. boobu daanoon. boobu dama ko daan après gars yi ne daanuma ko mam ma dem couper courant yi ndeysaan dem si yàlla mam ma dem couper courant yi ne combat bi dafa amee après dañ ko joxe Alioune Seye 2 sama maître maa ngi koy nuyu en passage di ko jaale tamit moom tamit rakk papam bi génn àdduna yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana Alioune Seye 2 moo ko ñëw jàpp daan ko jël bu rëy ñu ñibbaale ak matériel yi fa Lac de Guiers 1 tegoon lépp ñu ñibbee moom Mbour waaw. waaw gannaaw ba ñu jógee ci li nga xamante ni moom mooy mbapat bi ndax dañ doon kii rek def benn résumé bu ndaw ci Lac de Guiers numéro 2 ñu ñëw ci li nga xamante ni moom mooy lutte avec frappe Lac de Guiers 2 mu dugg ci kañ. waaw man maa ngi ci dugg 2005 waaw laa ci dugg commencé ci bëre ceeg mbër bu ñu naan Mansour Diop moo nekkoon sama premier combat ñu bëre bu neex ma daan. noonu la Lac de Guiers commencé suqaliku di fekk si gars yi waaw. ànd ak nem si yàlla Mama Ba boobu Lac de Guiers 2 mi ngi def feu et flamme ndax Lac de Guiers mën nañoo wax ne bañ ko ràññee sax ci claf bi Gaston tëggoon la est-ce que mën ngaa ñëwaat ci claf boobu noonu ndax am na lu bari lu mu kii ci Lac de Guiers 2. waaw claf boobu ba ko père Gaston di tëgg boobu moom ma fekkoon sama dëkk Sédhiou maa ngi demoon foofu noonu léegi. man de parce que def naa Sédhiou def naa fa jour boobu def naa fa 1 mois laa déggoon Sédhiou après dem si yàlla maam ma toog ñu toog na di waxtaan mu ne ma bëgg ngaa bokk ci calaf ma ne ko calaf mu ne waa Gaston ma bëgg a tëgg benn calaf ay mbër lay dajam na ko bokk na mu ne ma ñeme nga ma ne ko ne bokk naa te damay jël calaf moom foo ko teg ma ne ko parce que ñoom dañ maa xam te xamuñu ma dañuy yaakaar ñoo ma ëpp doole te ëpp ñu ma doole te xam naa ne am na loo xamante ne maa leen ko dàq ñu ma bëre te maa leen dàq xeex kon donc loolu noonu moom xam naa ne bu ñu ma si dugalee dama koy jël si leen dem si yàlla ma ne wootee ne bokk nañ après si leen ñëwee nag dugg toog fas yéene rajaxe calaf bi jël ko. calaf boobu noonu mën ngaa rappeler yan ak mbër ñoo ko seqoon ak Lac de Guiers 2. waaw man maa ngi ko seqoon nag seq na ak Issa Pouye seq na ak Tapha Tine Yékini Junior ñoom laa bokkaloon poule ma daan Yékini Junior. ñëw daan Tapha Tine après ñëw daan Issa Pouye dem final mu dajeeg Zos daan ko waaw sama goro Zos nee na li ma ko wax da koy métti nee na man maa ne ko damaa bëgg doomam laa bëgg nee na da kaa métti loolu. sama goro Zos maa ngi lay nuyu da lay bëggee sama goro Zos. non déggoo li ma la wax doomam laa bëgg doomu Zos. après nga jógee ci classe boobu nag ñëpp xam la boobu nga nekkoon si ñaata victoire. boobu laa nekkoon ci 10 victoire. waaw ba may bëree que Zos bi moo nekkoon 11e non astafar moo nekkoon 10e bi waaw après ñu ñëw suñu papa dafa gay mel ne ku daan da lay may chance waaw boobu moo nekkoon sama rêve nag ma bëree sama papa jooju maa ngi koy nuyu en passage waaw ma bëree moom daan ko. daan ko ñu ne Lac de Guiers da koo jël nii rek parce que moo ko ëppoon doole moo ko gënoon nekk ci guddee. non c'est pas question non Tapha Gueye boobu mu ngi woon ci dooleem mais gars yi dañ naan bon lim fi def parcours bi mu def parce que man mi bëree ak moom man amul benn mbër bu ma jàpp noonu sànni ma noonu moom rek moo ma fi mës a jàpp sànni ma noonu ma dem ban mbër nga fi gisaat. kon nag non yombul de Tapha Gueye mu jàpp ma noonu xalab ma noonu ma dem ba mu dalee bëri kan nga fi gis mu jàpp la dëgër xalab ko mu dem amagul de kon kooku di sew na kattan waaw yàlla moo tudd nag ma war a am ndam ci koom rek waaw. ab ma ñëw am tukulóor bi Baboy. sa combat ak Baboy Lac de Guiers ak Baboy mu nekkoon combat boo xam te ne ndeysaan bu bari woon coow daan nga ma daanoo deful 4 appui combat boobu Lac de Guiers mën nga see ñëwaat mais léegi sa copain la de. waaw Baboy suñ grand la comme daan naa ko mu d'accord ne daan naa ko ñu demaat ba ci biir mu ne daanu ma ko loolu kenn mënu si dara. mais nee na 3 appui la. 3 appui jour boobu noonu defe naa da doon julli 5 heures de da doon julli 5 heures.
waaw mais bon après mu dem kasewaat kii bi mu ne daanuñu ma ma ne am problème coow ñu ko ndiwaan suñu yoon rek. mais teewul dañ koo kase woon. ba léegi sama ndam la man xam naa ne julli na waaw te moom xam na ne daanu sax garaawul am problème. nga jógee ci Baboy. après si laa ñëwee am seen combat bu neex waaw. metti woon ci Lac de Guiers 2. sax ci ñun ñaar ñëpp la metti woon parce que dafa yaakaar woon day nooy waaw. mais combat boobu nooy ci ëmb. nooy bu nooyoon kay daan na bu yàgg. bu ñëw bëri bu métti ma ak moom. ah bëri naa je me rappelle te moom a njëkk a yóbbu ardo de. waaw jour boobu ñu ne Lac de Guiers puncheur la parce que da daan bëri di xeex xam nga gaawoon na fi def na fi lu nekk mu jàkkaarloog Eumeu Sène yóbbu ko ardo Lac de Guiers ba nga sañee dem ardo loolu lu mu def si yow. ah mais noonu lamb la ak loo mën a xeex ba si ne dinañ la yóbbu ardo boobu xeex nañ ñun ñaar ñëpp kenn ku nekk dem na ardo ndax yóbbu naa ko ardo yóbbu na ma ardo parce que ba ñu jàppantee noonu ci diggante bi ci la dugalale beneen coup uppercut boo ko xool doo ko gis ci la coup bi dalee sama fii gis moo nekk nii jour boobu noonu doon gaynde sax moom moo tax arbitre yàqul combat bi mais bu ma ko bàyyi woon arbitre bu yëkkati woon sama tuñ bi day gis sama bëñ ci suuf su ma nee sama làmmiñ ci suuf sama làmmiñ day génn fii mais bañ a ñàkk combat boobu noonu ak doon der moom moo tax ma képp sama tuñ yi bar bi defee nii mu gis mu dagg benn trait bu ndaw mais bu ma bàyyi woon sama tuñ rek day yàq combat bi waaw. ma bëreeg noonu combat ba ñu match nul waaw. ñu ne xaaruñu ko woon ci Lac de Guiers 2 parce que mbër moo xamante ne musul am défaite nga bëre ak Eumeu Sène nga gis combat bi mel noonu mu am wax ju nekk nga jógewaat ci Eumeu Sène dalaat ci kan. waaw mais combat boobu Eumeu Sène moo ñu jiitu ci làmb. Eumeu Sène Papis est-ce que moo la mag. dégguma. est-ce que Eumeu Sène moo la mag. ah Eumeu Sène mën naa ko wax sama ndijaay wala ma wax ko tonton. sérieux Eumeu ba mu doon bëre ak ñoom Mafal man dama doon toog di seetaan télé boobu xamu woon sax Mafal. billaay dugguma. am na benn clip bu ma ko seetaan Pikine dëkkuwaay la. kii maroon booy maroon. gis naa ko mu ciy bàkku si jamono jooju ñun xamuñu sax luy tax ngemb non Eumeu moom mag laay lax illa non Eumeu moom mag grand nag yaa mag yaa mag de. nga jógee ci Eumeu Sène. après ma ñëw dal ci Modou ñu bëree ak Modou bon bëre bu neex ñu bëre tamit boobu tamit bref ñu match nii. nga bëree ak Modou Lo xale bi nga xamante ni xale parcelle la bu bëree mu neex bu feccee mu neex. bu bëree mu neex bu feccee mu neex. waaw ba pare nag macha allah mbooloo ñu ne Modou Lo ak ki nga xamante ni moom mooy Lac de Guiers 2 ñu ne Modou Lo da koo dominer ci lépp da koo dominer ci mbooloo dominer ko ci fecc dominer ko ci bëri sa combat ak Modou Lo te mun benn instant boo xamante ni su ma juumul sax premier combat bi mun su ma juumul sax loolu taxoon sax waa CNG interdit léegi képp ku bokk sa écurie doo indi mbër Lac de Guiers ànd ak Balla Gaye Lac de Guiers ànd ak Gouye Gui waa Guédiawaye yi xam nga mu mel ni comme si c'était que ni waa Guédiawaye sax ñoo gën a bëgg combat bi Lac de Guiers 2. ah mais noonu la xam nga bu ñu nee booloo foofu la njëkkee booloo xam nga la foofu la njëkkee après c'est le CNG ñëwee wax loolu mais Modou Lo kay comme moom mooy suusu CNG kay c'est normal suusu CNG kay comme ni ko Gris Bordeaux di waxee rek moom mooy suusu bi te suusu moom boo ko nekkee moom pour ñu jëlee fi le problème lay doon de. maa bëggoon nekk suusu CNG. c'est-à-dire mooy favori quoi moom mooy c'est-à-dire moom mooy kiiwu CNG quoi xolu CNG wala. mooy suusu moom mooy xol ba kenn du ko laal. kenn du mooy xolu CNG. mooy suusu. waaye loolu fan ngeen ko teg que Modou Lo moom est-ce que nekkul peut-être li mu nekk koo xamante ni dafa am popularité tamit. popularité ba pare nekk gaynde ci li muy def tamit. waaw gaynde la parce que bu nekkoon muus moom dinañ ko yàgg dàq gaynde la de non sérieux gaynde la nag parce que bu nekkul woon gaynde moom du ñu mën a encaisser waaw. premier combat bi yaa ngi Modou Lo coow li après ngeen fi ngeen. mais noonu la parce que la ñu bokk la ma ak moom pour séddale bi nekk day doon problème. c'est-à-dire li ngeen bokk mooy. la ñu bokk la moom xam na. kon yéen ñaar da ngeen am benn kii boo xam te yéen a ko bokk. non boo déggee ma ne lu ñu bokk la mooy xoola fa ñu jëm rek maa ngi moom ku nekk Tivaouane la jëm. ok yéen a bokk wasila. waaw ñoo bokk foofu noonu
moo tax combat bi day xaw a métti quoi waaw. mais Modou mu ne premier combat bi yow bëri woo da nga taxaw fi nga taxaw yow da nga mel ni comme si c'était moom moo lay dàq day def li mais yow da nga taxaw fi nga taxaw rek. waaw bu ko neexee mën na wax loolu waaye en tout cas de ku ci bëriwul bu ñu seetaanee kasa dinañ xam ne Lac de Guiers bëri na wam bëriwul waaw. ñu jógee ci Modou Lo Lac de Guiers amaat ban combat. maam Papa Sow. combat boo xamante ni tamit dafa bari woon coow ci Lac de Guiers 2 xam nga jóge na ci Modou Lo jëlaat Papa Sow Lac de Guiers mënul daan Papa Sow ak yeneen problème yoo xamante ni amoon na tamit ci côté Lac de Guiers mu xaw a métti trop sa combat ak Papa Sow tamit métti woon na de. non méttiwul woon ci man wax moo ci bëri woon rek mën na ko daan mënu ko daan mën na ko daan mënu ko daan wax gi bëri mu topp ma ne waa jox leen ma ko léegi ndax léegi fi ma ko daanee ndax wax gi mën a wàññeeku ñu jox ma daan ko loolu rek la. boobu yomboon na yàgg Papa Sow. nekkul woon di difficile parce que Papa Sow dama ko yàgg seetaan moom ba muy bëre beneen affaire la koo xamante bëri na xaw ma ñaata ay ñaata combat koo yàgg seetaan kay xam nga lu mu mën ak lu mu mënewul waaw moo tax nekkul woon loo xamante pression la woon ci samay supporters xam nga la moo tax it instant bii nii dañ naan la dëgg est-ce que dina ko daanam déet mais man xamoon naa ne dinaa ko daan waaw. nga jógee ci Papa Sow dem ci ki nga xamante ne moom mooy Yékini mu nekk koo xamante ni mën nañu wax ni mooy roi incontestable koo xamante ni ñëpp bëggoon nañoo bëre ak moom amuñu chance bëre ak moom Lac de Guiers 2 mën nañoo wax ni moo ko yóbbu retraite te mu nekkoon sa idole parce que dañ daan dégg Lac de Guiers ne Yékini daf koo neex idole am la affaire yooyu noonu sa combat ak Yékini te est-ce que ki nga xamante ne dafa fan nit war naa mën a bëre koo xamante ne fan wu ko parce que combat boobu am na ay problème mu fi indi woon ba sa relation ak waa Géejawaay affaire yooyu noonu mu ngi siy ñëw. waaw mais moom du moom kese laa faawoon man ñaari mbër laa amoon moom moo nekkoon Yékini Moustapha Gueye ñoom ñaar ñoo nekkoon sama mbër yi nga xamante ne dama leen a bëggoon mooy jamono gi te Père Tafa Gueye naan j'attaque je cogne et je gagne dama ko doon faa nag waaw parce que la mu doon wax da ko doon ñu appliqué ñu ñëw ñu dem ba ci biir Yékini ñëw ma xool qualité bëreem mu neex ma far yàlla def gis nga. fekk naa leen ci làmb ji bëri naa kii mu bàyyi ma ñëw bëreeg moom xam nga nit boo ko bëggee da nga koy suivre ci lu bari par rapport ak koo xamante ne bëggoo ko à 100% man su ma la bëggee rek bu ma demee ba bëgg naa la rek dama lay suivre say geste moindre geste bu nekk rek maa ngi koy xool parce que YouTube bi amul lu muy nëbbati léegi dama lay topp benn par benn ta façon de parler xam nga ni ngay toogee ni ngay waxee yooyu yëpp dal gi loolu moo gënoon neex ci Yékini dafa daloon xam nga ni muy waxee ni muy bëree ba pare dalay teg ay charte yoo xamante danaan la boo ñëwul ma ñëw xam nga mais lépp da ciy posé bu duggee ci biir làmb ji la muy wax yëpp du ko def day ñëw indi rythme boppam taxaw ma étudier loolu ba gis loolu ci moom ma ne kon kii bu jàppee yow jàppoo yow bu yeboo nga xam ne egg nga suuf. léegi ma seetaan loolu xool ay kombaam gis na kombaam yi dafa jàpp ba kombaam mujj bu mu jël baabooy dafa jàpp baab mu xañ baabooy jàpp mu tourné ak moom teg ko ci cuisse bi tourné ak moom ma xool contre Tyson daw ñëw song ko mu tëgg ko mbot yaa ngi dégg ma xool contre moom ak Bombardier mu jàpp ngeen Bombardier dugal loxoom ci ginnaaw xañ Bombardier jàpp mu rof ko ca baxal wéeru ko ma ne léegi bon kon kii mu ngi jàpp nit ñi est-ce que buñ ko jàppee comment il va faire na muy def. kon boobu la ko doon suivre sans autant que nga bëre ak moom. waaw may xool ay matsam ma xool bu baax ma ne kii xaaral léegi man maa koy jàpp xañ ko mu jàpp ma xool gisoo ba ma ko jàppee xañ ko mu jàpp nu def dafay jéem a yóotu pour jàpp mais mënul jàpp ba mu juumee ba xëcc tànkam si laa ko tafee wéeru ko. làmb ja jeex waaye yóbbu ma ko retraite moom moo xool ne dem na ba bëggatul bëre amatul choix ci la mu bàyyi. mais boobu nee nañ Yékini dafa feebaroon boo gisee ni mu doon def ak Yékini ba woon ak bii du benn. nit ñi dañ naan Yékini dafa feebaroon te Yékini ba muy ñëwaat dafa ne wér na dara daluma li combat choc laa bëgguma combat bu nooy. léegi mu ne combat choc mu ne léegi jox leen ma ko xanaa nit bu demee ba taxaw ne wér naa
dara dalatuma ak kon kay kooku kay wér na bu ñu bàyyi bañ daan ko ñu ne dafa feebar moom moo ne wér na après nag bu ñu ko daanee nag bu ko neexee mën na feebar c'est normal waaw. nga jógee ci Yékini dal ci kan. mu jógee ci ma dalal ci Modou Lo waaw. mu nekk combat boo xam te ni Lac de Guiers du ko fàtte ilaa yow mi diin parce que combat ak Modou Lo Lac de Guiers deuxième fois bi mu nekkoon combat boo xam te ni Sénégalais yëpp dañ ko doon xaar nga gis fu mu mujjee ñu jox Modou Lo victoire mu doon combat boo xam te ni après combat bi Lac de Guiers communication gars yi mere ko fii ba suspension am ci combat boobu noonu si c'est à refaire bu fekkee communication boobu noonu moo taxoon ñu suspendre Lac de Guiers est-ce que Lac de Guiers dina ko defaat. si damay waxaat dëgg kaani la kooku tuuf ci bëtam rek da koy toxoñ te dëgg laa wax te dëgg boobu moom moo feeñee tey lan moo tax CNG nekk ci problème bi ba léegi nii parce que la ma leen wax la ci gars yi commencé di bàyyi xel combat Gris Bordeaux Balla Gaye ñëw mu gën a feeñ. mais avant Gris Bordeaux ak Balla Gaye parce que gis nañu Modou Lo dañ koy jox victoire Lac de Guiers bañ Lac de Guiers bañ ne parce que victoire boobu noonu moom jàppul ni victoire la Modou ne combat bi moom mu ngi ko bëree ba mu jeex Lac de Guiers ne Modou Lo moom mooy susu kii bi waa CNG xam nga après Lac de Guiers nee na bëreewul woon ki nga xamante ni sax moom mooy Modou Lo mais c'est-à-dire ñi mu doon bëree ba dafa am ñoo xamante ni dañoo nekk ci nga xamante ni ci làmb lañ nekk ay mën nañoo wax ay personnalité la sax Lac de Guiers du doon bëre ak ñoom. non waxuma ñi nga xamante ne ay personnalité dama doon bëre ak ñoom buy bëre di kay Modou Lo laa doon bëre moom moo nekk ci biir géew gi mais bëriwuma personnalité yi de déedéet waaw maanaam foofu ñoom am nañ droit jàppale Modou Lo ak ku nekk ci làmb ji rek koo xam ne personnalité nga rek am nga droit jàppale Modou Lo parce que sa mbër la yaa ngi dégg loolu d'accord naa ci mais leen dafa am loo xam mu ngi doon déroulé ci biir làmb ji man doo mbër bu ndaw lu mu bon yàgg naa ci biir làmb ji ma ciy teg sam bët mais doo mën a wax parce que da nga nekk ci préparation combat il faut combat bi jeex boo waxee nag nit ñi commencé bàyyi xel gisoo ñoom ñu ngi doon obligé léegi di teg yenn yi ci télé bi nit ñi naan non xamewuñu noonu làmb ji nii la demee loolu moom moo tax bés boobu Lac de Guiers 2 wax mais ku ma xam nga ne xameewu ma wax parce que njëkk nañ ma ko def sama combat ak Modou Lo bu njëkk ba may nañ leen bàyyi parparloo bi sinon day yàq làmb ma toog wax nit na ma bàyyil mu sedd ma bàyyi mu sedd ñu ñëw confirmer ko waat ci bii mu gën a leeraan nag ma taxaw wax ñu dawal quelques jours nit ñi commencé gis li may wax léegi nit ñi ne kon Lac de Guiers de lii la doon wax fi ma gën a feeñee nag mooy contre Gris Bordeaux Balla Gaye xam la dagg yi gën a méttiti xam la wax gi gën a bëreeti CNG commencé. bu ñu ñëwee ci kii bi suspension bi parce que Lac de Guiers 2 far nañ sax ci weewu nag ne que ni waa CNG dañ laa woo si ruq ne la pour nga baalu soo baalu après suspension bi ñu génnee ko. lu tax may baalu lan laa leen def duma leen baalu parce que def ma leen dara dëgg laa leen wax te dëgg googu noonu duma ci jóg di ci sax dama ciy continuer ba bés ma ci am ndam te man xam naa damaa nekk ci dëgg te ñi nekk ci làmb ji xam nañ ne damaa nekk ci dëgg mais dañuy bañ wax gi gën a bari moo tax ñu ne ma noppil man am naa kilifa kon donc kilifa yi bu ñu ne ma noppil danaa noppi ndax nit moom bu demee kilifa moom moo tax nga dem ñoom ñoo ne naa noppi ma noppi mais daal xam naa ne man maa toog ci dëgg xam naa loolu te CNG xam na ne man maa nekk ci dëgg. mais dëgg bi nu mu nekkee Papis. ñoom xam nañ ñoom bu ñu toogee ku tëdd sa bopp ci lal teg sa bopp ci njëgënaay di nga xam ne Lac de Guiers mi li mu wax yëpp dëgg la mais luñ ci mën il faut ñu jaay ma doole xam la woon ma seen bopp na ñoom ñooy waa CNG lu leen neex def. ñaata lañ la daggati woon sax. su ma ko waxee damay gën a mer fii su ma ko waxee dinaa leen gën a mere te guddi yi ñu toll nii xawoon naa leen baal tuuti rek mais ñu teg fi suñu baaraam di leen wax ne yàlla rek moo mën a àtte yàlla na yàlla àtte te duma taay di ko wax. Lac de Guiers nga am ñaata combat ñaata victoire ñaata défaite. booy yow yaa ngi may compter looloo xamante ne man xanaa dama fi nekk di ko lim di ko benn. je crois que 18 combats la mo 18 ou 19. défaite benn
Modou Lo la mooy bii sans verdict biñ ko jox ak Eumeu Sène jeex na ñaari yooyu la waaw benn sans verdict waaw jeex na leneen ci victoire la. Lac de Guiers mu am combat boo xamante ni gars yëpp bëggoon nañ ko muy sa combat ak Tapha Tine ñu ne Lac de Guiers dafa def mëninam dafa daw dafa tàppet Tapha Tine moo tax mu bëgg a def bëgg a jël lu xaw a yomb quoi pour bëgg a dem jël booy Pikine boobu noonu nga xamante ni instant bi mooy buuróoru Géejawaay. kam mooy buuróoru Géejawaay. booy boobu noonu doomu déggool bi Boy Niang. père déggool maa ngi lay nuyu di la ziar waaw mais noonu la normalement c'est normal peut-être yàlla dafa dogal ne moom il faut mu dugg Géejawaay am fi temps de victoire comme ni ñuy duggee Fass rek am fa temps de victoire. mais Tapha Tine li tax Lac de Guiers di moytu Tapha Tine wala dóor te Lac de Guiers c'est le puncheur te ñëpp xam nañ ni day kii Lac de Guiers sa combat ak Tapha Tine Lac de Guiers wax ci dara. sama combat ak Tapha Tine man du ma mbër bu may daw ci làmb ji maag Tapha Tine bu ñu waree bëri rek dañuy bëri moom te xam na loolu sax. boo leen waree bëri c'est-à-dire tey ku la joxoon avance Tapha Tine Lac de Guiers. nañ ma jox rek xool xam bëgguma ci wax bu sori mais lépp loo gis wax la na promoteur yi wax teg ci table bi dara nga xool bu ko jaree rek ñu bëri ko. Tapha Tine ba woon ak bii léegi duñ benn de. Lac de Guiers ba woon ak bii du benn noonu rek la bu màggee ci diggante bi ñun tam màgg nañ ci diggante bi moom màgg na ci diggante bi wala ñun dañoo taxaw sur place taxaw ñu sur place de. mais li gars yi di wax yëpp ne Lac de Guiers depuis ba fa Mama Ba génnee àdduna ba léegi Lac de Guiers ay victoire am kii watul daal bareetul. Mama Ba génn àdduna daan naa fi Papa Sow daan naa fi Yékini affaire bi du question Mama Ba xam nga am na loo xam ne boo ci nekk doo xam ne ñàkk gëm di yàlla yu doon après Mama Ba la moom dafa doon ànd ak man te yàlla rek tax ñiy bëre di daan moom da doon ñaan yàlla. yaa ngi dégg yàlla di nangu muy ànd ak man ñuy bëri daan yàlla jëlee ko fi noonu la ñu xam ne yàlla ko fi jëlee rek li ci des na ñu ko naan suñu carrière rek waaw. mais sa combat ak Boy Niang comme que nañ tegg nga Tapha Tine léegi instant bi Boy Niang la gars yi wax Lac de Guiers ak Boy Niang combat boobu fu mu toll ak tamit bu fekk promoteur yi ñu ngi koy dox ak Lac de Guiers est-ce que pare na pour jël avance su buuróoru Géejawaay man moom laa ko tuddee quoi Boy Niang. moom mooy buuróoru Géejawaay ok sama combat ak Boy Niang. sama combat ak Boy Niang gars yi maa ngi dégg gars yi di ci wax. mais Papis instant bi comme que da nga teggi Tapha Tine. tey teggiwoo Tapha Tine. déedéet teggiwuma Tapha Tine boo nee teggi Tapha Tine dafa mel ni damay daw Tapha Tine. la lay daw Tapha Tine yow doo ma yow nga naa ma non en tout cas daal booy bu yàlla tuddee nañoo war a bëre dinañ bëre ma ak moom mais Boy Niang bu mu yàqamte na xaar tuuti rek. comme c'est-à-dire. dinañ bëre. daan Sa Thiès daan Gouye Gui les deux bari nañ de macha allah léegi bëgg a ñëw nag ci le puncheur du Waalo Lac de Guiers 2. ci man la bëgg a ñëw. mais sa combat ak Boy Niang léegi gars yi amateur yëpp moom la ñuy kii moom lañ bëgg. moom lañ bëgg waaw dinañ ko am bu neexee yàlla bu ñuy yàqamte maag Boy Niang bu jotee rek dina yomb incha allah. mais da ngaa bëgg a wax jotagul mais Boy Niang léegi yéeg na dégg nga lu mu wax. waaw waxuma yéegul de góorgóorlu na ba yéeg waaye bu jotee. dinañ bëre ma ak moom bu mu yàqamte dara ndànk rek loolu mooy nécessaire bi. sànq am na foo tegoon sa loxo comme que moom mooy actualité bi muy li nga xamante ni muy CNG ak mbër yi gis nañu loo xamante ni am na mbër yoo xamante ni d'accorduñu ci li nga xamante ni moom la mbër yi di def seen moroom mbër yi ndax am na ñoo xamante ni gisuñu leen ci asos bi ñu ngi gis ñu ànd ak ñeneen. tey Lac de Guiers de Gris Bordeaux Balla Gaye di xeex loolu noonu xeex boobu fu mu toll ndax gis nañ leen tamit ak Makhtar Ba après kii bi la leen waxoon après coupe du monde bi mais déggaatuñ ci dara fu mu toll. waaw xam nga mooy lu ñu wax rek jël nañ suñ mémorandum jox nañ ko monsieur le ministre Makhtar Ba jox nañ ko nee nañu nañ ko may tamit teg ci tamit nee na nañ ko wuulu gor la. li muy def moom dina ko def nee na ñu bàyyi ko ci loxoom ñun tam wóolu nañ ko parce que nit tamit kàddoom rek lañ ko mën a wax ba gëm ko comme wax na nag ay kàddoom ñun ñëpp ay góor lañ la mu waxanteeg mbëri na ko def rek loolu kese la te nit moom pour man
muy man de man su ma nee tey jii damay dee jàppal dinaa dee kon donc la mu waxanteeg mbëri na ko def rek waaw teñ ci bañ a xóotal à 100% suñu mbokk mbëri nag ñun ñëpp ñu ngi xeex ñun ñëpp ñu ngi xeexuñu sax mais dañuy li ñu bëgg ñun li ñu bëgg moom mooy li nga xam ne ñu ngi koy teg suñu kaw mu metti loolu lañ bëgg même bu fekkee ne mënuñu ko ñu tegg ci loo xamante ne tey dina mën a sedd suñu xol ñun ñëpp dafa metti trop xoolal li ñuy daj rek ñoom tey koo ci jëloon tey ba dugal ko sa ginnaaw oto bi ba mu toog nga koy jox lu sedd muy naan nga koy yóbbu fi ngay dugg yëpp dina jékki-jékki rek téye géeme wala bu ñibbisee dina feebar ba ñu entré hôpital loolu moom mooy problème bi loolu moo tax ñun buñ ñu comprendre rek dina métti trop ci ñun waaw. ñu gis am na ñenn mbër yoo xamante ne ñoom d'accord ñi Alioune Sarr na dem mais dagg bi la ñuy xool est-ce que yéen li nga am na ñenn mbër yoo xamante ni nañ d'accord ñu pour Alioune Sarr dem parce que nit du def li mu war a def ba pare ba mu des li nga xamante ni ne mooy cëppaandaw ga ñu bugg koo dàq ndax bërki démb booy jaay gis nga guy gi tamit moom nee na bu dee dagg yi mais d'accord ñoom Alioune Sarr dem est-ce que yéen mbër yi yéen complicité am na seen relation parce que dañuy gis kii wax fee kii wax fee kii wax fële. waaw guy gi li mu wax moom la concerné ñun concerné man de concerné ma li mu wax moom la concerné moom mais liggéey boo gis retraite da ciy am yow mi sax boo yàggee ci li ngay liggéey bés dina yow di nga bëgg a retraité pour mën a noppalu kon donc pour man ay nit bu ñu nee bañ a sentir tujul ci li nga xamante ni yaa ngi koy def xam la bu dee man na bàyyi. parce que am na yenn wax yoo xamante ne balaa la am na yenn làmm yoo xam ne baaxul bu nit demee ba sentiratu la rek bàyyi la ministre bi xool keneen koo xamante ne dina mën a yóbbu làmb ci kanam mu teg ko toog ak yenn mbër yi waxtaan ak ñoom ñu teg yenn sartu yi nga xam ne lu ñu arrangé ñu wax ne ko lii arrangé ne lii arrangé ñu xool ñu négocier ba jubbu fi nga xam ne arrangé wuñu mais nag comme am na ñu bëri ñoo xamante ne nee nañ bëgguñu Alioune Sarr kenn dox nit bëggoo ko sax. mais comme mbër yu bëri instant bii nii nee nañ daal na dem xam la bu doon maay moom ma génnaat ci ndànk ci jàmm ñaanal ñëpp dem xam la parce que yenn wax baaxul na dem Alioune Sarr na dem bi baaxul sax waaw nañ xalaat ay doomam parce que ay doomam mën nañ génn sax ay nit xool ni seen papa lii ak lii te loolu baaxul. bu nit ñi nee na dem rek xam la na xool sorti bu gën a rafet rek mu def ko mu dem man loolu daal laa koy wax en tant que père ak doomam yaa ngi dégg na bàyyi mu ne ministre bi na xool ñeneen ñoo xamante ne mën nañ diriger ñoom ñu diriger du question waxu mbëri moom moo tax muy bàyyi de mais dafa war a retraité 24 ans de pouvoir c'est trop donc na bàyyi daal. mais Alioune Sarr bu fi jógee yéen tey kat ngeen koo xamante ne mën ngeen koo teg ku remplacer Alioune Sarr parce que boo gisee tamit ñi fi nekk ñëpp kenn ku nekk da nga yor sa écurie. mais du Alioune Sarr day dem rek ñu bëgg a xool ci écurie yi kan moo war a mën a yor CNG déedéet ministre bi moom mooy xool ku mu war a mën a teg CNG mu teg ko fa. mais du doon mbër. non je ne sais pas xaw ma. mais man maa ne du doon mbër. xaw ma mu nekk mbër woo mu ñàkk nekk mbër woo ministre bi rek moom moo xam. mais non wax ma la ay kum fi teg ay dama ne ministre moom mooy bul ma corxe bàyyi ma wax nga may jéem a profité ni ministre bi moom mooy xool li nga xamante ne moom moo dal xelam ci nit ki nga xam ne war na ko mën a yoral CNG mu yore ko CNG bu ko yoralee CNG rek jeex na ñun boobaa ñu toog waxtaan ak ñun rek en tout cas ci membre yi nga xamante ne war na leen teg ñu nekk CNG ngala na ci ay mbër bokk rek waaw voilà.